asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu ngi ñëw seet si benn xale boo xamante ne mun naa ni kenn doot ko présenté ci làmb parce que damay faral di wax ni il est parti de rien du tout pour atteindre à un certain niveau social parce que bu ñu xoolee bi muy dugg ci làmb am na benn niveau social am te ne fa la tolloon mais tey mu am benn niveau mu egg ba am benn tranquillité sociale fulaam ak faydam ak njàmbaateem moo ko may mu bokk ci nga xamante ne saa yu ñu dugg see dañ leen di ràññee ngir seen safu xorom seen mën làmb doon koo xamante ni faral na di wax ci ay kàddoom dama koy duppee l'homme au terme di faral di wax ni man Grand Yoff capital Grand Yoff laa juddoo muy Arafat daal di màggee fi nga xamante ni mooy Senzela mu nekk mobile 2 bu Grand Yoff mobile 2 mi nga xamante ni ci xoromu làmb gi mobile 2 xamante ni il fait partie également ci rare mbër yi nga xamante ni tey seen éloquence may na leen saa yu ñu yëkkatee kàddu rek ëllu làmb dañ leen di may nopp tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom ci làmb fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni tey mooy def actualité au sein de la lutte ak fi nga xamante ni làmb ji toll na fa coow li bëri ci interrogation yu bëri ci trop ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a tàbb ci waxtaan bi champion ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Thiandoum 2 maa ngi leen di fay di leen siyaar di nuyu site bi nga àndal di nuyu caméraman bi di leen nuyu yéen ñëpp di rafetlu seen teewaay fii di jéggalu tamit ci coono yi déplacé wu géejawaay ba fii métti na xam nga di nuyu Sénégal yëpp di nuyu axlu làmb yëpp di wax ne namoon ngeen ñu waaye xam nañ ne ñoo leen raw di wax ne tey émission yëpp jaar na fi émission yëpp def nañ ko mais bii am nañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tey bi ngay njëkk a defee ak man émission ci kër jàmbur nga ma fekkoon ndax sama kër doyoon na waar doy waar goo xam ne pour nga fi indi site internet ak yooyu da doon xaw a doy waar day mel ne weer sa bopp tey nag ñi ngi sant yàlla bu baax te boo ñu mënee ñëw fekk suñu kër ñu mën a yéeg ci kaw terrasse toog ne dañuy def émission dañuy sant yàlla te fu ñu doxit mun nañoo siggi ndax kenn du ne sama birig a ngi ci ñi ngi sant yàlla bu wér a wér a wér waaw jaajëf. am na solo mooy li ma wax sànq rek ci introduction bi ni bi ngay dugg ci làmb am na sa situation sociale am na fu mu tolloon tey sa njàmbaarte sa fulla ak sa fayda tax nga daal di atteindre benn tranquillité sociale mobile lan moo ko gën a may loolu. waa gëm-gëm ak am benn psychologique boo xam ne dama koy doxee damay wax ne nit ku nekk boo bëggee peese say ñaanu waajur na nga fexee yanu loo àttanul sa doole ak sa jàmbaar nga koy songee waaye sa ñaanu waajur nga koy yëkkatee man damaa judd mu métti damaa judd mu dëgër ba pare damaa mës a am benn gëm-gëm mooy nit ñaar lay amee jom da ngay judd fekk sa baay doon multimilliardaire nga xam ne sama baay mi bu fooyee woon ndawam lii du ma ko fi fekk mbaa nga judd fekk kër ga demeewul noonu nga bañ faa nekk di gëstu ndax la ngay bëgg a gëstu daf lay mag da ngay wëri say xaritu baay pour xam ne sa baay nekkee woon nga ne loolu du ko fi jar li ma wóor ba wóor mooy ñoo ma jur te dama leen a war a wàccee coono nga doxee tànk boobu gëm-gëm boobu laa mës a am di ko doxee di ko waxee ba tey sunu borom di dogal lii muy dogal. am na solo bu ñu seetloo tamit ak fi mu toll nii ces derniers mois ñu gis ne mobile day yëngu lu bëri ci wàllu social ay actes sociaux yoo xam te ne ñëpp dañ ko apprécier nga yàgg di ko posé jamono ji ba ci bi ci gënoon fës sax mooy problème famille Ablaye Mbaye bi nga xam te ne defoon nga ci geste boo xam te ne ñëpp apprécier nañ ko mobile lan moo waral mu daal di am initiative boobu. waaw initiative boobu noonu du dara mooy li ma la waxoon rek mooy ñun dañoo judd mu métti sunu kër tey fii nga ñu fekk ñu toog ci terrasse baraag la woon boo xam ne bu musaana xiin koñ bi ñëpp suñu morom yëpp dañ daan sol kiloot ñëw taxaw nii di xaar bu tawee ba pare kër gi daanu ñu jàppale ñu sampaat bant yi dafa métti woon billaahi wallaahi wa taala bu daan taw sama yaay da daan génn taxaw ci suufu balcon yi ba bët set ñu génnee yenn yéreem yu baax yi rawaleel ko bala muy yàqoo affaire yooyu mu toog noonu ba bët set kon tey am na benn jaar-jaar boo ko am ne boo ko amee rek après yu bëri mun na laa yomb ci def tey yaay Ablaye Mbaye barki Seydina Mouhamed ba nii mosuñoo tegante bët ba nii mosuma kaa teg bët téléphone benn yoon laa ko mos a dégg muy wax nar a dugg ci ay gërëm ma ne ko mère jërëjëf delloo ko TV bi mu tuxoo sama kër ba tey ba nii mosuma faa teg sama tànk parce que am naa sax kersa di ko xool mais c'est juste defeewuñ ko lu leen lu naturel la dañ koo def te yàlla tax parce que loolu dal ko mun nañoo dal man ëllëg mun nañoo taxaw ci télé bi naan pourtant kii moo jur mobile dañ koy ñaanal ndimbal nii ak nii ak nii ak nii dañuy ñaan yàlla bu mu am yàlla bu mu dalati kenn mais mun nañoo dal parce que ay nit lañ rek. nga wax ko léegi ni metti woon na ay jamono kër gi xawoon doy waar nga nekkoon sa yaay également di ñafe di ko jaayante tey bi nga demee ba xam ne mun naa ne tey fier na ci yow maanaam am na benn niveau fa xam te ne tey yóbbu nga fa kër gi ci wàllu tranquillité sociale tey loolu boo ci revenir wala moment yooyu ngay xool mère bi di xam ne kontaan na ci yow lan nga yëg. waaw dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla te war a xam ne tàmbaleeguñ ndax li mu daj si ñun ñoo ko ëpp ndax macha allah dafa njaboot gi dafay xaw a bëri góor tuuti ñun ñëpp dem nañ ba dëgër këkk mu ñuy yor mu métti trop. daan yow fajar teel dem du ma ko fàtte mu ko jardin Padois ci ginnaaw fa la toolu salade yi nekkaat mu daan dem ji wuti salade di jaay bu ngoonee fajar bu ñëwaan da daan teg fii taabal di jaay mburu bu fanaan ñu ko daan wax faga lépp ngir suñu jëmm
di daw lu ne di daw métti bu ne alir bu ne munul bokk ci natt munul bokk ci leen ndax bu mu bokk du ko yeggeel du am nu mu ko defee ndax li mu war a yóbbu ci ay natt da koy jox njabootam ñu lekk ko kon tey ñun ba tey gisaguñ ne def nañ fi loo xamante ni war nañ see kii lépp nag lu ñu am mbaa lu ñu mën dinañ si xar suñu tànk tubéy lenn rek laay jooy mooy ba tey jëndaguma kër yëkkati ko ne ko yaay lii maa la ko jox te pourtant yëkkati naa kër jox ko nit mu dëkk ci mais bi ma ko yëkkati di ko jox nit mu dëkk ci nit kooku noonu dafa naroon a jëm ci mbedd bi te sama yaay mi ngi ci biir kër wax kay sama yaay mi ngi ci biir kër te fayul location fayul ndox fayul courant mais kee ci mbedd mi la jëmoon xam nga mun nga kaa def nit ñi toog naan pourtant sambalaar la kër gi yaayam nekk nii ak nii ak nii ak nii mais situation yi duñ benn sama yaay mu ngi ci kër fayul location kee di yaay ne moom waroon a jëm ci mbedd mi bu ma ko mënee seetaan mu jëm ci mbedd mi mun naa seetaan sama yaay bu doon génn yéen ma bokk mu dem ci mbedd mi. am na solo nga nekk athlète boo xam te mun naan da nga toll sa digg jamono comme ni ma ko waxee lépp wuy si la donc nga daal di mun làmb am foo ci toll ñu ràññee la nga bokk ci nga xam te ne tam da ngaa teel a jël soxna lan moo waral lool. waaw sant yàlla loolu yëpp ci bëggoon a teel a noppal mère bi la rek parce que man dem naa ba ni ma toll nii sama yaay laa dëkkaloon moom laa bokkal benn nekk sama yaay moo may fóotal moo may defal lépp nekk benn nit koo xam ne day sonn loolu du mën a sax ci man ci doomam yëpp bëggoon koo teel a noppal bokk na ci luñ gën a teel a tax ñu jël soxna en plus tamit yàlla dimbale woon nañu mosuñu woon nekk di dox ci yenn kii yi toog xam ne war nañoo mën a jël soxna rek ñu jël soxna. alors ñu daal dugg ci làmb li nga xamante ni ci ngay yëngu actuellement mu am foo xamante ne làmb toll na fa parce que daaw mois de mars le Covid bi daal di ñëw daal di gane si fi nga xamante ne mooy Sunugal ñu daal di génn woon décret arrêté làmb ji coow li bëri woon ci trop am ñoo xamante ne ñu ngi woon sous contrat di préparer seen i làmb ba ñu yaakaar commencé woon judd donc récemment ñëpp doon am yaakaar ñu daal di ubbaat li nga xamante ne mooy saison bi mais ministre bi génnaat benn arrêté ministériel dégg nañ ku ci mel ni Père Massa Mbargane daal di wax ni jot na ñu daal di xool nan la ñuy ubbee suñu làmb gars yi mën a delluwaat seen i activité ku ci mel ni Gris 2 également yuuxu na daal di xaw a ñaxtu comme ni mu ko waxee rek ni jël avance di préparer combat dafa metti tey mobile par rapport ak contexte bi situation nan nga ko jàngatee làmb ji. waaw di nuyu ñooñu ñëpp muy suñu papa Max Mbargane muy suñu nawle mbëri ci wax yëpp waaw di wax ne contexte bi nekkul génn kaas pour ñu tijji làmb contexte bi mooy génn kaas pour ñu libérer sénégalais yi ñu nekk seen i activité mën a parce que tamit imaginez jël benn société tëj ñu wàññi fa 100 personnes yoo xamante ne 30 yëpp ay locataires lañ fa lañ daan jëlee lu ñuy fayee néeg faaw ñu bañ ko jël ne non nañ ubbi làmb ji bàyyi nañ yii ñuy liggéey bàyyi nañ yaa ñuy liggéey non du foofu problème bi mooy nañu libérer sénégalais yi ñu nekk ci li ñu war a nekk parce que boobu ba tey mois de mars ba tey wéer nañ ñu si lépp luñ ñu wéer fekk si nañ leen si tëju nañ dem nañ couvre-feu dem nañ lépp ba ñoom ñoo ñu libéré waat ba nit ñi commencé nekkaat seen i besoin quelque ñenn ñi pertoon seen poste yi dem di demaat ay démarches pour amaat feneen fu ñu liggéeyee nga xëy bëgg leen delloowaat ci loolu noonu te fii Dakar bëri na fi ñooy rombanteel ñoo xamante ne ñoom seul lañ fi Ndakaaru lépp luy famille ba ña nga dëkk ba ci weer 100 000 bi ñuy am ca la ñuy korkoral luñ fa yóbbante faaw ñuy bàyyi xel ñooñu noonu bokk ñoo ñi nga xamante ne ni seen biir néeg dañ fay fanaanoo 50 millions ak seen compte waxatuñ ko buñ ko bëggee féetale si ñooñu rek tax fu heure bu ñu centré tëj ñu rek dina métti si ñu bëree bëri te ñëpp ci réew mi lañ bokk loolu moo ci ëpp solo quoi. pour revenir ci cadre Gris 2 yi nekk ci contrat di préparer combat te xamoo kañ ngay bëree dafa métti actuellement mun naan yow yaa ngi ci tànk yooyu parce que yaa ngi préparer sa adversaire naka la demee nekk ci combat di préparer te nekk ci avance également. waaw da ngay delloo sa bopp baykat rek mooy da ngay jël sa gerte suul te xamoo fu taw bi féete waaw kay noonu la demee ñun ñëpp ñu ngi ci contrat toog di waaj xamaguñ kañ la ñuy bëre ndax ñu ngi delluwaat ci yeneen ak yeneen métti na mais nañ am yaqinu ne ñun ñoo opté woon liggéey bi te liggéey bi lépp lu ciy conséquence ñi ci nekk la ciy kii ndax fi mu ne nii li xew ci làmb ji saful waa football bi mais la xew ci football bi saful waa làmb ji ku ci nekk lay sa conséquence yaa koy dund léegi nag nit du weer boppam ci lenn li ci am solo ba am solo mooy làmb dafa am njiit làmb dafa am ñoo xamante ne nii ay nit lañ yoo xamante ne nii bu ñu génnoon tey fii ñu baal ma ci kàddu gi Macky Sall génn fii réew mi ñoom la ñuy topp il faut mu leer doon président taxut a yor coowu dëkk bi Balla Gaye numéro 2 bu awoon fii wala Modou Lo wala keneen ak cortège président aw fii mënuñoo yem kon làmb am na yenn tête yoo xam ne bu ñu génnee wax dootul soxla ñëpp di génn di wax mais bu ñooñu toog seen kër nañu génn te bu ñu génn di wax it nañ ko teg ci lu kilifa yi parce que ñoom ay kilifa lañ ci réew mi maanaam bu ñu wax lu ñuy xeebee làmb nañu génn wax loo xam ne ku ko dégg xam ne kii waxi kilifa la wax ku ko dégg xam ne kii ci li mu nekk sport bi mu nekk sport bu am cër ci réew mi la parce que am na noo xam ne bu nga kaa génn wax li nga soxla ñu fajal la ko mais du tee nañ fa jóge xeeb làmb parce que da ngay nekk benn nit koo xamante ni waroo waxee noonu moo tax tey ñi war a génn wax nañu génn wax mais nañ teg li ñuy wax fi ñu ko war a waxee. su ma la déggee ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a fës ci làmb wala ñoom lañ tuddee les VIP war nañ mën a génn daal di poser le débat mais ak intelligence seen diggante ak état ba ngeen mën a dellu seen i activité waaw parce que man toog naa barki dem ma gis benn vidéo suñu tata Ngoné Ndour ñu koy nuyu mu ne woote na lépp képp koy artiste place de l'Obélisque
pourquoi pas artiste bu ñu paree benn Balla Gaye ànd ak Modou Lo Gris Bordeaux ñu woote fa ne woo nañ fa képp kuy lutteur mais képp koo xam ne sa teraanga ci làmb la nekk bëgg nañ nga teew fa bu la ko sa jot maye muy ménageur ak muy ku mu mun a doon promoteur ñu ñëw ànd si di ñëw teg télé yi ñëw toog ñu war a jël kàddu ñu wax lu tegu. pratiquement sax buñ koy def mun naan defuñu ko ngir ñoom ngir seen rakk yi nga xam te ne ñu ngi koy ay situation yu xaw a difficile ndax mbërum ndaw ni mu méttee. defuñu ko ngir seen bopp ndax ñoom bu doon seen bopp rek bu ñu tëjaatee làmb ba 2022 mun nañ dem tëddi seen kër ku ci nekk yaa ngi ceeg li nga mën a dundee mais bëri na si ñoo xamante ne nii ña leen daan jox reer téye nañ seen loxo ndax làmba taxoon ñu leen koy jox te làmb doxatul. am na solo sa relation ak waa écurie Walo ñu gis ne am na benn complicité bu am sa diggante ak ñoom ngay faral di tudd say kàddu ku ci mel ni le grand champion Lac de Guiers numéro 1 ñu koy nuyu moom aussi ku ci mel ne ñoom Alioune Seye 2 ak tant d'autres relation mobile ak waa écurie Walo. waa écurie Walo foofu la mobile soxe ko mooy ñun ñëpp foofu lañ nekkoon man naan di faal et tout biñ ñëwee Grand Yoff yàggul Grand Yoff moo ubbi écurie gars yi ñëw récupérer suñu comme fii lañ dëkk parce que ñun bi ñuy jóge fii di dem écurie Walo Grand Yoff amul woon écurie te Lac de Guiers 1 fii la dëkkoon suñu koñ si ginnaaw fak ngoon daf ñu daan romb dem entraînement comme gisoon na ne bëgg nañ bëre mu jël ñu yóbbu ñu foofu ñun ñëpp ñun tamit bu ñu fa demee nekk fa nekkin bu rafet bi ñu fay jógee ñu jóge fi jógeen bu rafet fekkoon fa ku mel ne ñoom Alioune Seye 2 jaar seen loxo mel ne Lac de Guiers numéro 2 ñooñu noonu ñu jaar seen loxo ay Ino Johnny John Sina affaire yi demee noonu relation bi noonu la demee ba nii. mobile lan la jël ci ñoom ñooñu nga xamante ne pratiquement mën nañ ñoo la jàngal bëre. non Alioune Seye 2 waxoon naa saay-saay gi laa jël ci moom daa dëng nag waa jooju kooku jikko ju bon ji laa jël ci moom quoi waa écurie Walo moom mën nañ ne lépp ñoom la quoi lépp looy gis ci mobile rek am na loo xam ne nag day naturel ci nit am na loo xam ne nit da koy jàngi pour am diplôme mun koo def mais am na loo xam ne yàlla da koy mooñaalee nit. bu doon écurie boo xam te ne tamit képp koo xam te ne mus nga fa jaaroo ñu tàggat la fa ci wàllu sa xeex day bënn est-ce que mobile xeex boobu mi ngi ci moom wala yaa ko waneegul. waaw maanaam làmb nag lu nekk daa am lu koy wane xam nga Ama Baldé bi mu jug ci làmb tey àdduna yëpp xam ne Ama Baldé daa mën a fecc mais keroog moom Malick Niang la àdduna bi nangu ne ndeke moom daa mën a fecc te pourtant da kaa mës a mën mais làmb bu nekk daa am lu koy wane guy gi ñëpp dañoo taxaw naan lenn la mën ci làmb mooy yenu mooy lii keroog ba mu bëreek Ama Baldé ñëpp dañoo nangu ne am na lu mu laaxatoo waaw ba mu bëreek Ama Baldé seen premier combat bi ñëpp nangu nañ ne am na leneen lu mu mën làmb noonu lay demee bis bu nekk daa am lu koy jaay Balla Gaye bëri na ba dégg roi des arènes nit ñi mënuñoo xam mën a xeexam wala mën a leenam mais keroog bi ko mbëri taxawee menacé ne ko dinañ xeex ak ñoom ñu ko si jéem ñëpp dañoo wari. alors ñu dem ci affiche bi nga xamante ne mën naa ni moo lëmbe réew mi actuellement muy Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène ñu war a daje ngir seen ñetteelu yoon njëkkoon nañ bëree daal di def combat bu teg daal di def match nul deuxième combat Eumeu Sène ñëw daal koy daan ñu jëm seen ñetteelu confrontation semaine bii ñu weesu mën naa ni coow daal di jug ci li nga xamante ne mooy sortie bi Lac de Guiers numéro 2 defoon def ay révélation yu doy accusation sax mën nañu ko ko tuddee Eumeu Sène génn def réplique waa Pikine ñi ngi def ay sortie waa Guédiawaye également actuellement mobile nan la gisee coow loolu avant ñu dugg ci làmb ji. waaw coow loolu noonu damay wax ne ñi si amul kàddu nañu bàyyi ñi si amul kàddu nañ bàyyi ñi si war a wax ci. ñan nga tuddee ñi am kàddu. ñi ci am kàddu mooy ki wax ak ki mu waxal ñooñu ñi ci am kàddu il faut Sénégal tamit suñu mbokk si internet yi parce que du ma ne seen mbokk si yi dama naan suñu mbokk si yi ndax ñun ñooy liggéey nañ def li ñuy war a def mooy man mënu ma comprendre Lac de Guiers numéro 2 jóg wax ci Eumeu Sène yow nga nekk presse am carte presse nga jóg dem ba Pikine xool benn nit koo xamante ni yoonam nekkul ci wax ci nga jël ko ne ko parce que Pikine nga dëkk kaay Lac de Guiers 2 nee na lii Eumeu Sène mu ne Lac de Guiers 2 seytaane la naa kooku tooñul Lac de Guiers 2 yaa ko tooñ yow amoo accès ci Eumeu Sène amoo accès ci kenn ku bokk ci écurie bi da ngay dem Pikine fekk fa benn nit nga jël ko mu wax làmb doxewul noonu luy yee fitna nañ ko ba yaa ngi comprendre bu baax tey am na ay acteurs yoo xam ne ñu ngi Pikine Lac de Guiers 2 ci Eumeu Sène la wax dem nga Pikine munoo gis Boy Niang munoo gis Eumeu Sène munoo gis Sokh munoo gis acteurs yi fa nekk pour làmb mais da ngay dem di jël ci population bi ay nit ñoo xamante ni seen yoon nekkul ci wax ñu wax ci li ñu war a wax ne lan Pikine la ñuy défendre. ku ci mel ni Pape Sarr moom yàgg nañ ko ràññee war na ci mën a wax yaakaar naa. waaw ku ci mel ni Pape Sarr suñu grand boobu ñu koy nuyu moom sama jëndal grand la sama waay la dañ ko ràññee ci Pikine mais dafa am wax yu moom ak yoo xam ne moom moomu ko yaa ngi comprendre parce que moom tey dem na ba Eumeu Sène moomu ëpp ko cër Pikine dem na ba bokku Pikine bu ko kenn dugal ci détail bu mu war a wax bu Lac de Guiers 2 duggoon nag ne Pikine yéen ay lii ngeen ay laa ngeen bu ko neexee mu jóg wax ngir kàddu Pikine mais Lac de Guiers 2 nit la waxal direct adressé ko ci beneen nit na nit kooku génn wax wala kam adressé parole génn wax mënut a génn wax parce que kii wax demuñu Guédiawaye nekk benn nit mu ne Eumeu Sène bi mu defee lii ci combat Lac de Guiers 2 Lac de Guiers 2 ci boppam lañ ko laaj site bi dem jël Lac de Guiers 2 na dem jël Eumeu Sène jël na ko mu tontu jël na ko Eumeu Sène tontu na ci léegi où est le problème ba ku nekk bëgg dem jëli kenn ku la neex ci tali bi dégg ko mu war cee wax te ki ciy wax da ciy wax loo xam ne day ñaawal làmb te chaque jour ñun ñooy toog naan làmb daa war a defaru
te ñun ñooy dem jëli ñuy wax li ñaaw ci làmb parce que acteuru làmb ngay jël dem jël teg ci deram lu ñaaw mais làmb nga ñaaw footballu Sénégal boo si jàppee Sadio Mané di xas ba pare naan football bi daa war a rafet mais xasuma football bi Sadio Mané laay fas football Sénégal ngay ñaaw beneen bi ci topp mooy sànq maa ngi koy wax sama biir wax mooy làmb la moo leen boole ñoom ñaar balaa seen làmb di taxaw Eumeu Sène neewul Lac de Guiers numéro 2 lii Lac de Guiers 2 neewu ko lii te ñi ciy wax yëpp nag naa leen waxaat benn kàddu mooy nañu bàyyi xel ne làmb la parce que Eumeu Sène ci biir kàddoom sax wax na leen ko nee na la moom na toog du xam rek ay nit di fi jóge di ko yóbbul ay fausse information mu ciy sukkandiku moom mu ngi la koy wax kon na réew mi bàyyi xel ne làmb la balaa kenn di ci nager ci loo xamul nañ def ndànk. kàddu ñu sànnante ñoom ñaar na ko gisee. waaw kàddu la yoo xamante ni ñi ngi wane ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk fi la làmb ji toll mais loolu ñuy wane noonu yàlla na dëggu ci bis ba ñu ñëw def ko mu jeex. amul yenn kàddu yoo xam ne tey rafetlu woo ko wala xaw na la bett. non li tax man awma lu ma ciy bett mooy chaque jour damay wax ne comme sànq li ma wax làmb ay nit la yoo xamante ni bokkuñu fuñ juddoo bokkuñu xeet bokkuñu niñ leen yaree te nit nag waxul na mu waxee melul na mu waxee na mu jëfee la mel waa kay moo tax man dara mënu ma ca bett. alors sur le plan technique seen diggante ñoom ñaar. waaw sur le plan technique nag réew mi dañu am lu ñu umpale Lac de Guiers numéro 2 dafa mën a bëre dama lay boolewaat ci loo boobu ma la doon wax ne bu ñu paree ni ñu war a pare faale wuñ ko mën a bëre parce que dama lay waxal ne la bërekat boo ko mënee téye ba du bëre rek bërekat nga bërekat boo ko mënee téye ba du bërekat nga Eumeu Sène mu ñu wax Lac de Guiers numéro 2 cuune la ndax bëre nag Lac de Guiers numéro 2 ñu génnee façon kele bu nekk làmb ji nii te cuune mënut a téye Eumeu Sène du bëre cuune 5 minutes te faxasu la jéggi la dem ñibbi Eumeu Sène nag day ndaanaan boo xamante ni dafa daj ndaanaan la bu daj ndaanaan parce que làmb da nga daan xool mbër mi naan taay bi laay jooy Eumeu Sène nit ñi taay bi lañ doon jooy mais moom war na leen ne taay compté wu ci mun naa bëreeg ñëpp parce que taay bépp la bëreel taay bépp la wane lu bokkul ak li mu wane woon waaw kon moom ndaanaan bu daj ndaanaan la waaye Lac de Guiers numéro 2 ndaanaan la parce que ndaanaan da koy téye ndaanaan bala nga ko doon xam nga dugal ñu ci terrain bi ñu ne ñoom Sadio Mané ñu leen défendre leen bu bal dugg seen camp taxaw leen ci camp yéen ñëpp ngeen défendre da ngay encaisser ba yaay génnal sa bopp parce que mënuñoo fubal mënuñoo tëj ñi mën a fubal. boo déggee Lac min da koo piégé woon daat koy nax mais léegi moom màgg na expérience bi yokku na Eumeu Sène ni ko bañ yegg ci. waaw da ko nax mooy bëri nañ mu peese ko ci bëri ci façon yëpp woo ko ci xeex ci façon yëpp lépp metti Eumeu Sène ne kii kon dama koy gëm loolu nekkul ci man mu gëm loolu ma daan ko parce que Lac de Guiers numéro 2 tamit période boobu lu ko Eumeu Sène gëmloo woon ci revanche bi day ñëw taxaw ne loolu day am parce que loolu yëpp dafa feeñoon ci làmb ji xeex nañ Eumeu Sène jël kuwam moom mu jël kuwu Eumeu Sène kaaw dëboo jéeg génnaat ci Eumeu Sène jël kuwam kaañu léegi bu ko Eumeu Sène ne taxawal ma wan na ne maa la daa xeex te moom période boobu bëgg na wane waat lu ëpp li mu wane woon ci làmb ji mu ñëw suul tànkam Eumeu ne ko làmb daa am wor danaan koy coppet rek dem yoonam waaw mais moom moo waxaat boppam màgg na nañ toog xaar ma gaay bi lu mu ñu si wan lan lañ mën a xaar ci ñoom gannaaw coow lu bëri actuellement waaw liñ coow ñu bëri ko loolu la ñuy xaar ci ñoom li ñu coow nañu ko bëree mu jeex am na solo avant de terminer actuellement li nga xam te ne mooy def actualité muy immigration clandestine wàllum mbëkk mi xale yi daal koy songaat ba bëri na ay mort ci mois yi ñu weesu mobile ban message la ci lancé ak nan la ko gisee waa di masaw ñëpp di jaale suñu mbokk yi ak suñu frères yi nga xamante ne génn nañ si àdduna di waxaat seen yëpp nañ delloo si seen xel di wax ne tukki neex na teral say waajur neex na waaye aw dénk du woyaasukaay aw bant moom du pour woyaas man nag damay ñaanal képp koo xamante ne sénégalais nga ngay jeune ak loo mën a doon te sa xel nekk ci tukki fu sa xel nekk yàlla na suñu borom yóbbu ci ni nga fa war a demee mais na xale yi moytuwaat géej gi bu baax a baax a baax a baax a baax nañ ko moytu bu baax waaw jaar ci voie normale parce que damay dégg ñu naan voie normale bi risque la dafa métti parce que da ngay dem duñ la may mais risque kay mënul weesu yow mënoo fee ak suñu bunt kat dugg gaal ku mën a affronter loolu rek war ngaa mën a affronter ambassade yi ku mën a affronter yéeg ci gaal def ci 6 jours te ñu ne la vol da koy daw benn fan def ci 15 jours jëm kaw mën ngaa affronter ambassade waaw di ñaanal xale yëpp rek ñu dellusiwaat seen xel xam ne tamit gars yi dañ koy faral di utiliser parce que tey il faut gars yi bàyyi xel benn mbir yow da nga yor sa 400000 càndu nit toog fii yor 400000 di ci liggéey di ci débrouiller maam 400000 war a jël gaal gi xam nga nit di ma découragé loo nga jóge fee naan waaye ñu ñuy découragé loo te nii ak nii ñu ngi ni tëj dëkk bi boo mënee dem demal te yow yaa ngi 400000 mais yow am nga gëm-gëmu ne sa 400000 mun nga kaa def fii million kee yor 400000 am nga ne ko demal mais yow àndal ak moom mais non yow am nga gëm-gëmu ne fii ngay toog ak sa 400000 liggéey ko moom kii comme kee dema nekk ci xel mi doo ko jéem a gëm loolu nekk ci yow te xam ne li nekk ci yow lu gën la
mooy gëm-gëm bi nga am ba gëm ne sa 400000 mën nga kaa def fii li nga ko bëgg a def ba mun cee jël mais déedéet moom ngay jàpp di encouragé li mu wax mooy dëgg te comme dëgg la te dëgg la nit war a def bokku ci. loolu da war lépp rek question de mentalité la. question de mentalité la parce que fii képp ku lay encouragé ci gaal gi demal xel mi boo ko ubbi woon dem rek a ci nekk te li ngay passe di dem moo la ko ëppale bu dee 400000 nga yor mu ngi 800000 yu mu teg te xelam ak juróom ñi génn ci télé bi di kaas ni yëpp naan na xale yi dem billaahi demaleen gënal lu ñu am te yor nañ paas mais ñi ngi toog fi ak seen paas di xool luñ ci korkoral nañ gëmloo loolu ñu gëm nañ ko gëmloo xale yi te bañ leen encouragé si gaal te xam ne li leen jàpp bañ toog fii di korkoral moo jàpp xale yi bañ fippu di dem te fippu nag borom ku sës rek ko koy def te ku sës dañ koy delloo si mais bu benn nit génnee ne xale yi nañ toog ci dëkk bi li ñuy def du yoon téeméeri nit génn ci internet bi di la saaga te téeméeri nit yëpp kenn mu see yéeg gaal kenn xalaatu ko see dëggal sa rak te téeméeri nit yëpp ku ci nekk yaa ngi téeméeri junni yoo mën a fay ci gaal ñooy génn taxaw di saaga. lan mooy solution bi. waaw solution bi mooy avant tout si ñu bëgg a tukki lay nekk solution bi si ñu bëgg a tukki lay njëkk a nekk bi ñu bëgg a tukki lay njëkk a nekk bi mooy nañ delloo si waat suñu xel xam ne ñun ñoo war a tukki xam ne tukki du pour mala yi du pour leen avion yi nii pour nit ñi la oto yi seer yi pour nit ñi la kër yu rafet yi pour nit ñi la nañ am gëm-gëm boobu ba pare boo ko amee ba pare nga toog gëm ne man lii may risqué sama vie di ko wuti nit jaar na ko ci voie normale am ko gënumaa liggéey ndey te gënuma kon man mii war naa mën a am gëm-gëmu ne fii nit ki jaar ba dem mun naa fee jaar dem te xam ne lépp wërsëg la jaar ci gaar yegg wërsëg la jaar fa bañ fa yegg wërsëg la. ñi si tudd état bi bokk ngeen xalaat wala. ñi si tudd état bi solution bi. waaw solution ci état bi nag mooy xëy na maîtriser wuñ lu bëree bëri ci état bi mais dañuy néew tamit ñun dañuy gis ay sottises yoo xamante ni état bi moo ko imposé fii nii jeunesse bi ci man day néew li ma ciy gis quoi. en plus tamit ñu xoolaat Sénégal salarié yi bu baax parce que Sénégal ki fi am salaire 150000 sax gars yi dañ naan la macha allah ngay dégg salaire 150000 nga dëkk Grand Yoff di xëy géejawaay. nga dëkk Grand Yoff di xëy géejawaay sa famille ñëpp a ngi fi heure bu weer bi dee da ngay wàccee saako ceeb teg ci kër gi jënd courant ñeenti junni def fi te balaa weer bee dee seen kër dañuy dem marché chaque jour balaa weer bee dee sa waa kër am si biget bi boru 60000 ñu bàyyiwaat xel bu baax liggéeykat yi xam ne li gën a métti ci àdduna mooy liggéey parce que yow mi koy def gis nga sa morom bu tànn li ko gën a yomb dàq la ci am xaalis fuuf mais nga gëmmu ne mënoo gis loolu liggéey nga gëm kon ñoom it nañ bàyyiwaat xel ñooñu bu baax quoi. kontaan ci yow Médoune ma bàyyi la nga tàggatoo kontaan na. waaw di sant yàlla bu baax di leen nuyu bu baax tamit yéen waa Guédiawaye Info di tamit wax ne kàddu yi lu fi dëng nit ñi xam ne suñu matadi la lu fi jub tamit ñoo xam ne ndimbal suñu borom la di wax ne ñu ngi jégalu ñëpp bu kàddu yi amee lu dëng ñu ngi jégalu di ñaan yàlla suñu borom mbas mi nekk ci réew mi yàlla ko suñu borom jëlee waxuma ba làmbu dellu ci activité am mais ba lépp lu nekk Sénégal te war a nekk ci activité rek delluwaat ci activité am parce que yàlla naa mucc moom gaal gi mucc ko gën quoi waaw làmbu it bu delloo ci activité am faaw nit ñi bàyyi ko xel bu làmbu delloo ci activité am te yeneen yi ñu tëj leen ñooñu fa lañ daan jëlee xaalis ñu daan paas di ñu seetaan fi wala xaalis ñu daan jàppale kon na réew mi lépp ànd dellu ci activité am làmb mun a dox waaw bu ñu ubbee làmbu tëj yeneen ñi ñeneen ñi fu ñuy seetaan see parce que la nga yor doo ko daggee bie te xamoo kañ ngay liggéey kon nañ lépp ànd ubbi ñu dox waaw. am na solo voilà mi ngi doon très cher internaute donc kontaan ci moom trop nekk mobile 2 koo xam te ne à chaque fois mun naa ne bokk na ci raar mbër yi nga xam te ne saa yu ñu xëy seen kàddu rek ëxlu làmb dañ leen di may nopp ak benn teewlu boo xam te ne teewlu bu mucc ayib lay doon mu doon une discussion pleine d'enseignement waxtaan boo xam te ne mun naa ne tey point yi ñu laal yëpp donc yaakaar naa ne mobile def na comme d'habitude rek toujours égal à lui-même daal di yëkkati ay kàddu yu am solo donc di leen sant di leen gërëm di sant aussi les fidèles internautes de la diaspora ku ci mel waa Espagne maa leen di béggee le grand Baye Góor le grand Alamda le grand Ousseynou Dia France di Boubacar ñu ngi koy béggee di béggee Alexis depuis Brésil di béggee ak et puis ñëpp ñi am te rek ñooy les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV di béggee ki nga xam te ne aussi mooy l'omniprésent Bekay Koundoul le grand technicien.